wax ji déranger ma c'est parce que exemple la boo xamante ni bii Cheikh Bara daf ko joxe mu nekk exemple bu xamante ni je pense que nit ñi dañ cee war a jàng mais pas ñu xarab li nga xamante ni bii mooy mbir moom mais mbir la moo xam ne nit ñi dañ ci war a jàng daal de xam ni wax dëgg amul lu ko ëpp solo ci àddina mais le fait que Thérèse moom ci jëmmi boppam mbir mi déranger ko man loolu moo ma déranger parce que exemple la boo xamante ni bi Cheikh Bara joxe na ko te c'est très normal mu joxe exemple boobu parce que dañu nekk ci télé di jàngale le fait que nag moo fen bi déranger ko xanaa daf cee gis boppam wala lan mooy problème bi ba tax moo fen bi di ko déranger parce que bu fekkente ni bi nit ki mi ngi jàngale loolu warul la déranger te li mu wax am njàngale moo xamante ni jàngale mu am solo la ba nit ki nga xam ne mi ngi wax nit ñi dina jéem a xool li mu la mais dafa am leneen loo xam ne Thérèse Faye daf ko wax parce que dana soi-disant ñoo xam ne duñu ay analyste politique xamuñu dara ci politique ñu daal dee ñëw ngir di analyser après Cheikh Bara am def na ripostam pour xamal ko ne ko bugguta doon analyste politique waaye ab sénégalais la bu dëkk ci réew mi am gis-gisam xalaatam ci réew mi c'est que loolu mooy li grave c'est que da ngay gis ki nga xamante ni kii jàpp nañu ñoom ñooy les intellectuels mais nga gis mu jàkkaarloog ab ndongo daara parce que tamit ndongo daara yi ay intellectuels parce que dañu jàng le problème Sénégal mooy ku dégg tubaab ak ku déggut tubaab dañuy jàpp ni ki dégg tubaab moom mooy ki gën a yeewu maanaam ki nga xam ne da lay nax ak tappale mooy ki nga xamante ni kii mooy ki gën a yeewu mais c'est très bien le fait que Cheikh Bara li nga xamante ni moom la ko tontu mu nekk tontu bu am solo di ne ko ab sénégalais la bu dëkk ci réew mi am sañ-sañ nag di wax ci réew mi loolu ngay wax politique analyse politique nag bugguma koo doon tey am na loo xamante ni bii bu ma nekkee ci am réew kenn mënumaa tere ma joxe sama xalaat ci réew mi mais gis nga feneen fi nga xam ne fa la ko Thérèse bëggoon a yóbbu naan ko dangay def gàmmu dangay def kii ñoom Moustapha Cissé Lo ñëpp dañ fa daan ñëw soi-disant mi ngi sous-entendre nit ñi pour ñu jàpp ni kii kat ne ko xanaa léegi nga ñu contre et cetera maanaam mi ngi xamal foofu nit ñi ne kii kat dafa am luñ ko daan jox wala luñ ko daan defal peut-être defalatuñ ko loolu moo tax mu doxalee nii ñoom politiciens li ci garaaw ci mbirim mooy ñoom bañuñu ñoom di def naka su noonu waaye képp koo xamante ni ñu jéem la takkal comme yow wane ni yow nii la demee wala nii ak nii te loolu defe naa ni mbir la yoo xamante ne bi mbir yu xeebu la donc di wax encore une fois Thérèse di ko xamal ne ko dañu nekk ci am réew mi ñu nekk nag nit ñi foo jaar ñuy joxe seen xalaat ci réew mi foo jaar nit ñi di joxe seen xalaat ci réew mi parce que dañoo bokk dëkk ci réew mi ñun ñëpp ñuy ay citoyen ni président Macky Sall amee carte d'identité noonu la ñu amee carte d'identité ni muy voté benn carte lay voté noonu la sénégalais yi di voté sénégalais yooyu nag ñoo ko teg fa mu ne te sénégalais yooyu nag dañu am droit de regard di xool bu baax a baax li nga xamante ni bii mooy li xew ci penc bi mënoo ñu jiital la ba pare nga jàpp ni yow mii kat ginnaaw bi ñu la jiitalee fal la léegi daal jeex na waaw kenn waratu laa wax dara loolu bu yeboo nga xam ni nekkut loo xam ni lu mën a ne la voilà loolu mooy li nga xamante ne bi moom laa doon xamal Thérèse di ko xamal ne ko Cheikh Bara Ndiaye ab sénégalais la bu ne ci réew mi vraiment di joxe xalaatam aussi tamit ci réew mi macha allah les sénégalais yu bari aussi tamit di ko rafetlu di retrouver wu ci gis-gisam parce que vraiment mi ngi waxal sénégalais yi wax joo xam ni wax ju am solo la donc nag bu fekkente ni bi nag yéen da ngeen a jàpp ni kenn du wax loolu njuumte la goo xam ni njuumte gu rëy la parce que foo jaar nit ñi di wax seen xalaat leneen li mu jëm ci wàllu wi nga xam ni moom la ñuy wax ki nga xam ne moom la ñuy wax kilifa ak ki nga xamante ni kii mooy Karim Xurum Xaq Karim génn na dal na ci kaw kilifa daal di expliquer wane ni am na yoo xam ni ay jalgati la yoo xam ni kilifa def na ko te nag dëgg alalu yàlla la dañu war a xeex dëgg loolu di wax ju am solo joo xam ni Karim wax na ko mais
dafa am Karim loo xamante ne bi moom la jiital ci wax ji parce que dane bi mu njëkkee seetaan benn vidéo bi dafa yëkkati téléphone am woo kilifa xamal ko ne ko lii kat bon vraiment garaawul parce que lii artistes yu ne dañ koy def ñu jokkoo daal di ki ne ko bon lii mënu laa defal dara mënu la saltel sa lenn mënu ta def lenn vraiment et puis tamit ni nga tontoo rassuré na ma et cetera loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la Karim yëkkati bi waa ji dugalaatee deuxième vidéo bi Karim génnaat daal de def sortie jàkkaarloog askan wi daal de wax léegi nag man dama wax ne bon Karim je pense que comme que bu njëkk bi mu gisee benn vidéo bi dafa def li nga xamante ni bii moom la war a def muy woo kilifa su gisaatee leneen man dama jàpp ni dafa waroon a génnaat woowaat kilifa dafa waroon a yëkkatiwaat téléphone am woowaat kilifa balaa muy génn di wax ci internet bi wala muy joxe explication waroon na ko wax ak moom ne ko nag am nga war nga nag génnaat leeral Sénégalais yi ci lii nga xamante ni bii nag leer na tegal ko point yi nga xam ni moom la ko tegal loolu je pense que ni loolu mooy li nga xamante ni bii moo waroon Karim waaw pour leeral nag mbirum kilifa mbir la moo xamante ni bii mbir mu doy waar la waaw mbir la moo xamante ni bii vraiment ni mu réyee ak fi mu yegg lenn rek moo tax mu yegg si fa mooy kilifa ki nga xam ni moom la doon mais nag vraiment sénégalais yi ci seen jëmmi bopp am nañ ci vraiment mbetteel parce que man am naa ci mbetteel parce que kilifa nit la koo xamante ni kii nit ku ma naw la jàpp naa ni même bu fekkente ni bi yaa ngi ci leneen mbir xew boo cay wax tamit waxal nit ñi leeral leen waxal leen dëgg-dëgg li nga xam ni mooy dëgg gi je pense que ni loolu mooy li nit ñi du bàyyi xel mais surtout fois que nga jàkkaarloog les sénégalais wax leen li nga xam ni mooy dëgg gi sénégalais yi mën nañ la jéggal mën nañ la baal mën nañ loolu yëpp mën na ne mais waxal nit ñi dëgg même bu fekkente ni bii juum nga nangu sénégalais yi wan leen ne leen kat juum naa voilà loolu mooy li nga xam ne mais kilifa nag le fait que mu ñëw orienté kii bi ni wax ni mbirum ay oto la du mbiru visa musta dugg ci loolu vraiment loolu boo seetaanee vidéo yi tamit bi ma ko seetaanee vraiment dama rus parce que jàppoon naa ni kilifa ñi mu te jàkkaarloog sénégalais yi di waxee nii ba noppi ñu gis lee mu nekk ñaari xar kanam yoo xam ni vraiment jàpp moo woon ni mi ngi ci kilifa te nag dañu nekk ci tournée boo xamante ni kii bu doy waar la man jàpp naa ni balaa ñu yegg 2024 yàlla nañ fa yegg ak jàmm je pense que ni liñ ñaan Macky du bokk ci course bi Macky dina fexe tamit ñoo xam ne du ñu bokkati ci xeex bi liñ ñaan président Macky Sall du bokk ci course bi je pense que ni ñoomi tamit ñi ngi tëral ay stratégie ngir fexe am ñoo xam ne dootuñu bokkati ci xeex bi parce que loolu nag il faut que nit ñi bàyyi xel tamit bu baax a baax ci mbir moom que ni ñu naan diw du bokk ci élection yi ñi ngi fexe tamit ñoo xamante ni dootuñu bokk ci li nga xam ne mooy mbir mi da ngeen di dellu nag ci way Youssou Ndour bi mu wax ne nit ku lay wut jéem jotu la day seet fa la gën a jëre mu jaare fa yàq la fan yi dégg ngeen li nga xamante ni bii mooy mbir moom déggaat ngeen koo xam ni taxaw na wax rek ñu wax ne ñaari jabaru Ousmane Sonko yi Sonko kim ci gën a bëgg rumeur boobu yéen a ngi koy dégg mu daal dee nekk loo xamante ni bi wasaaroo na mu mel ni bu defut Sonko bu defut attention rek ña ngi koy jaxase fi mu toll nii ak ñi nga xamante ni bi ñooy ay soxnaam nga gis ni yooyu nga xamante ni bi ñu ngi koy def mu mel ni am na ay stratégie yeneen yoo xamante ni bi gars yi ñu ngi koy tëral pour jéem a déstabiliser li nga xamante ni bi tey mooy li dajaloo pour xeex benn mbir parce que fii ak 2024 am nañ largement le temps pour xool bu baax ni ñuy def pour jéem a yëngal li nga xamante ni bii dëgër na ba noppi moo tax ma mere Karim vraiment ci côté boobu que ni war na comprendre loolu que ni même moom buy wax
na fexe dem ci ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax kilifa, comme am na numéro ba mën a wax ak moom, expliquer ko ne ko génnal wax ak kii, c'est parce que dafa am lu ñuy xeex, te li ñuy xeex boo sàgganul ñi nga xamante ni bii ñoom la ñu nekkal en phase danañ fexe pour jéem a desa, mais yow fexee la defi lool. Mais bu fekkente gis nañ activistes yi ñoom ci seen jëmmi bopp, bu kii amee problème kële di ci profito di dóor, bu kële amee problème kee di ci profito di dóor, ñuy def di xeex ci seen biir, loolu état bi ak ñi nga xam ni ñoo ànd ak ci dañ ci am mbégte, parce que dañuy xam ni li ñu bëgg ñi ngi koy am. te loolu nag vraiment kenn waru leen ko may. donc nag Karim mon frère, li nga wax dëgg la, mais jàpp naa ni dëgg gi du nii nga ko waroon a waxee, ak tamit du fii nga ko waroon a waxee. am na feneen foog ko mënoon a waxee nga xamante ni bi bu boobaa du mel ni activiste yeeg yi ñi ngi ànd di xeex, parce que loolu dafa nekk loo xam ni lu doy waar la. ñoo ngi nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp, di amaat encore kontaan ak mbégte, di wax jërë ngeen